personnellement ma ne waa mais man tey suma papa ji tey lan moo xew ba muy seeti ji Kounkandé médiation lay dox daf ko invité wala lan moo xew Mamatar dikkaatal ak ñun ci jotaay goo nga sëkk Kounkandé lan moo xew ba nga bokk ak jotaay Kounkandé parce que tamit def na tole goo xamante ni nit ñi bëgg nañu comprendre que fait Mamatar en compagnie de Kounkandé. xam nga yàlla dogal na au mois de mars. Il y a des apéristes yoo xam ne samay xarit la ñu woon parce que man am naa ay xarit apéristes ay xaritu parti Rewmi ay opposition majorité AFP mu tuddati parti Tekki bu Modou Lamine Diallo donc man awma sens interdit fenn. ok alors ba ma demee kër Ousmane Sonko ils sont allés envahir les réseaux sociaux ala Jamra feeñ nañ nag le masque est tombé. ndekete ñii c'est des pro Sonko cachés. yooyu yëpp dégg naa ko et en réalité ce n'était pas une initiative de Jamra sa benn naataango bu ñuy wax Mass Mboup moo organisé woon benn plateau dans le cadre de son émission sociétale qui s'appelle li ci dëkk bi et ça parlait de l'actualité ba ñu paree nag ba génn les invités se sont dit mais est-ce que dañu war a yem rek sur des belles paroles est-ce que duñ ko jëfee ndeysaan Abbé Jacques Seck daal ne war nañu seet pexe ñu jëfee ko noonu la ñu créé le collectif des médiateurs religieux pour la préservation de la paix civile daa di honoré Abbé Jacques Seck ndax ñun ñëpp moo ñu mag il est né en 34 donc 87 ans daa di ko nommé coordonnateur de ce collectif ñu ne nag par où commencer ban jour abbé ne nañu commencer sans délai parce que ay moom bu tàmbali di jóg teel ko fay moo gën ñu daal di tàmbali si Ousmane Sonko. fa la ma fekk bañ fa jógee nag mën naa ko seede. fa la ma fekk maa ngi àndoon ak Seydina Aliou mi nekk ci technique bi. exactement jour boobu jën nañ la ITV. voilà dañoo kër Sonko en tant que médiation. ngir ay gi fi amoon ngeen xool li ngeen ci utee pexe ngir mu fay. pour mu set loolu fekkee nañ waaye ba ñu fa jógee. daal di annoncer au micro de Sénégo et d'autres confrères. que léegi comme que médiation ku koy def da nga war a tëddee njaaxaanaay. cette médiation ne peut pas être crédible tant que dégluwuñu la partie adverse parce que Sonko c'est le mise en cause la partie adverse di Adji Sarr c'est la partie plaignante gars yi ne kon Adji Sarr ngeen bëgg gis ma ne voilà moom mooy suñu prochain objectif mais naka la ko avocat am dégg di El Hadji Diouf mu def conférence de presse daal di xëpp suuf ci médiation bi médiation du fi amee Makhtar demal nga noppalu ko yéen ay oustaz ngeen kii ay labbe dem leen ci seen i église ak seen jàkk yi lii affaire magistrat la ak affaire avocat déet waay ma ne ko déet El Hadj mon ami bul wax loolu ñun ñëwuñu pour te t'arracher le pain de la bouche pour jël sa salaire avocat ñun ay ndongol daara lañu ak i labbe nous ne sommes pas des avocats encore moins des magistrats nous n'avons aucune compétence juridictionnelle rien waaye aada la ci réew mi bu crise politico-judiciaire amee pendant que ñi ko war a dox ñu ngi koy dox aada la ci réew mi ñooy yëngatu ci wàllu caada ak diine yore seen satala ndox di limiter les dommages collatéraux mu ne non médiation du fi am ñu ne ko waa mais ay di nga xam fu muy tàmbale doo xam fu muy yem alors il a freiné des quatre fers ne du fi am ne du ñu am accès ci ndaw si la ñu ragaloon am la situation s'est envenimée il y a des batailles rangées dans les rues 17 morts n'est-ce pas 14 morts 17 Auchan incendiés et 70 stations essence saccagées et incendiées alors la ñu doon ragal moo am moom ma ñu doon wax ne doo leen fi médiation ay wi telli ba dal ci kaw ñu taal këram def naa émission sax massalu ko parce que sama xarit la te yéenewuñu ko loolu waaye li yëpp li ko waral mooy analogie bi maam Abdoulaye Sy Dabakh doon wax rek nee na koñ ba nga dëkk buñ la nee am na kër guy lakk nga ne waaw kër gi fu mu ne kër kan la yaa Moussa ñu ne la waaw fu mu ne ñu ne la mu nga sa bopp koñ bi nga ne foofu sori na waaye ngelaw liy ëff rek xamuloo kañ la egg si sa kër buñ la ne kër yaa Moussa ngi tàkk maar day taal yàlla na si yàlla musal bu ñuy këfee seen siwo ndox ñii foofu sata la yow boo amee kaasu ndox sax yóbbul ñu soto safara si ba mu fay quartier bi sowe alors loolu waral na ma daal di def benn conclusion ci affaire boobu ma ne lii lañ doon bañ parce que naa fekk weesuwul ay di jib alors que au début c'était maîtrisable nekk ba bakken rot ngay di jouer le rôle hypocrite du médecin après la mort alors Kounkandé nag est-ce que mën naa xar paanu ndox est-ce que mën naa xar mii si mburu xar géej la wax de man damay jël li gën a tuuti
nga géej nga wax. waaw man dama ne est-ce que mën naa xar paanu ndox. wala est-ce que mën naa xar mii si mburu ngalawaay ça ne nous intéresse pas itteeluñu suñu itte mooy comme que ba mu defee cette fameuse déclaration mu ngi tàmbali di jur fitna te ñëpp a ko gis parce que ci réseaux sociaux yi y a un groupe de jeunes qui se réclament de Soumbédioune ñoo taxaw ferme ne on l'attend de pied ferme 2 jours après il y a un autre groupe de jeunes qui se réclame de Kolda nee na ñun ñoo koy gunge ba Soumbédioune xam nga ñaari camp yooyu bu ñu dajee il y a des risques réels d'affrontement loolu moo doon suñu préoccupation ñu ne kon il faut tout faire pour mettre un terme à l'escalade alors mais apparemment notre démarche a été mal comprise moo tax maa ngi wax fii nag ci Sénégal posture bi ci Jamra jël te dafa posture bu noppale la mooy bi Kocc Barma di wax seetaan moo dàq cim ndaje kon nag pour nous la page Kounkandé est tournée. ah Mamata da ngeen di seetaan mu xar géej gi. coow am seeti naa ko ñu ne ma lu tax nga di fa dem coow am alors bu ko defee ñun suñu jaan wàcc na comme l'affaire du mois de mars kenn du mën a wax naan waaw Jamra ñu ngi nekk ba nangam am ñuy doog a wax loolu la ñuy bañ. mais phénomène Kounkandé yow ci sa jàngat. ci nu mel ci réew. ndax defe naa ni bu dee ñenn ñi am nañ xam-xam. askan ba soxla na ko ngir liggéey jëmale kanam. waaye di def yenn déclaration yi tamit comme tey ni ngeen di combattre Syrie yi. ku mel ni moom tey waxam juree gi. kenn du ne mën na ko wala mënu ko waaye wax ko rek ci loo xamante ni bu mu daan am ci jamono dafa am ñu ko yàlla jagleloon ak contexte gi taxoon yàlla jagleloon ko kooku. mun nañ ci jël misaal di sunu yonent bu tedd ba Moussa alayhi salaam bokk ci ulul azma ca jamono yi. Égypte ba njëkk ba moo ko pharaon ba ci xar géej ba. tey nga dégg tey ku wax li ni mel tey yow qu'est-ce que ça te fait ban sentiment nga. am na benn waay bu ma ne sax waaw man fi ma amee déception mooy bi nga toogee ci vidéo bi ak Kounkandé ma dégg nga naan ko Serigne Kounkandé. waaw ba ci man mii toog nii fii man sama surprise quand même même. danaa la wax lu gën a garaaw. ngay def ci moom ay témoignages. waaw ma ne ko. waaw lu tax le rappeur là. waaw. te ñu jàppoon ko ci affaire yàmb. Karim. 10 000 problèmes. 10 000 problèmes waaw. eh bien de son vrai nom Mouhamadan Fall. macha allah ak liñ ko sikk yëpp kooku ba mu ñëwee seet si ma kër ga pour yëgal ma mariage am ak Soxna Awa Seck. eh bien ba ma may ko benn kaamilu alxuraan. ba ma ko koy jox maa ngi ko tuddee maa ngi ko nuyoo Serigne Mouhamadan Fall. te am na ñoo xam ne dañ ko kii marginaliser ko habitude la ci ñun doomu aadama bu mu mën a doon ak koo mën a doon. dañ lay jox cër. wala xat karam naa bani aadama yàlla moo jox cër jëmu aadama. mandikat bi mandi bay raam di direeku su ma koy tàllal loxo pour mu jóg bu tuddee Aliou ma ne ko Seydina Aliou wala ma ne ko kaay ma may la loxo Serigne Aliou kon c'est un titre honorifique et tout. alors waa ji après mu ne ma dégg naa nga di bi mu daanoo ci argument boobu ba xam ne ñun ñëpp la ñuy wax Serigne ma ne ko même yow Serigne diw laa bu ma neexee ne la Serigne diw c'est un titre honorifique. Mouhamadan Fall le fameux rappeur qui fait souvent objet de polémique nee nañ day saaga ci réseaux sociaux yi lu leen nangam waaye ba mu ñëwee sama kër jël téere alquran dem ba suratul baqara jàng ko anem bu set wicc keroog j'avais les larmes aux yeux. ma ne xoolal kii rek li ko nit ñi di yàq. am na kii bari 10 000 problèmes moo leen gën a rafet xol. jàng alquran ndeke kii wax dëgg yàlla xaalim la mais malgré son apparence ya muy sol. buñ ko gisee xeeb ko di ko xas ak di ko saaga bàyyi leen di xeeb doomu aadama nit ku nekk ka ngay xas xamuloo lu yàlla nam ma ci moom yow ma koy xas xamoo fooy mujj Seydina Mohamed noonu la soññoon saaba yi ndax dañu xëy di waajal julli fajar benn mandikat bu fanaan ci bistro yi ba war a ñibbi xëy na tam dafa jaawale place yi ñuy defee gaanuwaay ak jàkk ji toujours est-il que jàkk ji la dugg tekki tubayam rek commencé saw rek saaba yi jóg gàddu seen jaas ñii jël yat ñii jël jaasi dóor leen rey leen Seydina Mohamed ne bu ko kenn laal bàyyi leen ko mu eggali neewul génn leen ko si jàkk ji de dafa leen bàyyi leen ko mu eggali mu daal di eggali ba mu paree mu daal di oo kenn ci saaba yi diw mu ne ko la béyk mu ne ko demal nga uti ndox nga sotti ci kooku uti ndox sotti ci mu ne ko voilà sobe bi dañ na kii nag li muy mandi yëpp dese na ko un minimum de lucidité ba scène bi daf ko impressionné mu daal di ñëw rëppeelu sukk ci kanam Seydina Mohamed en larme ne ko yaa Seydi tooñ bi ma tooñ ni mu rée
ak njéggal gii nga fab tàbbi ko ci man nu mu rée te mérité wu ma ko sax dégg naa nag yaa doon woote fan yii pour ñu fekk si la si diine ji nga xam ne suñu borom moo la sant pour nga wasaare ko ndax ñu bàyyi la ñu nekke woon kon nag biral naa la ginnaaw su tey sama shahadaat ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daal di dugg ci diine ji Seydina Mohamed woo saaba yi neen voilà kii yéen a ngi ko naroon rey léegi mu ngi nii dugg na ci diine ji te ëppalewu leen ko dara léegi ci diine ji ndax ki tuub léegi ak ki nekk ci diine ji 100 ans yéen a yem ci bëtu yàlla mu ne xëy na bu demee ëllëg mu indi doomam ginnaaw suba mu indi jabaram indi seen waa koñ umma islamique bi di yaatu kon nag l'islam defar nit moo ko tax a jóg l'islam tabaxaat doomu aadama bu bees moo ko tax a jóg waaye l'islam nekku fi di beddi ku amee sikk rek ñu beddi sànni dama mës dégg benn muxaddamu Seydi Abdou Aziz Sy Dabakh joxe si benn analogie bu reetaanlu nee na bu fekkoon dañuy xëy rek daal di itteewoo xool ñi amee nattu ak sikk ci société bi pour beddi leen nga jàpp tukkati yàmbaay yi sànni géej jàpp naankatu sàngara yi sànni géej franc-maçon yi sànni géej góor jigéen yi sànni géej naafeq yi